yi ñu leen ànd ak ñun ci seen chronique hebdomadaire sans langue de bois ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen gërëm di leen sant ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne xam naa nag dañuy jégalu ñi nga xam ne tàmmoon nañ di ñu suivre tout le temps toog nañ lu yàgg yoo xam ne chronique sans langue de bois bi ñëwul en direct dañ ko daan def peut-être en différé ci YouTube ba tey sax dina ko fu mais di ngeen ko mën di continuer di am ba tey en live et en direct tey nag dañu fas yéene waxtaane ay ponk yu bëri yu wute bi ci jiitu bokk na cleaning day bi nga xam ne président Macky Sall instauré na ko ak ba jàngat lañ si mën def mais également dinañ waxtaane ci la cherté de la vie bi nga xam ne occasionné na un peu partout ay manifestations à travers le pays bon nañ wax aussi ci opération de sécurisation yi mais dinañ terminer par tey li ñuy wax chronique diaspora nga xam ne suñu xarit Parfal moom moo ko def di ñëw ak woon ci benn daara boo xam ne dañ ko installé woon fële ci Italie te ngeen gis ne après dafa mujj am ay jafe-jafe ci ci tubaab yi foofu nga ban jàngat la ci def ak la xewoon foofu exactement lan la loolu Pape Cheikh Fall dina si ñëw ak ñun quand même mu nekk loo xam ne lu am solo la ngeen mën ko teewlu mais loolu ci fin wu sans langue de bois ànd ak ñun di leen ndokkelaat encore parce que benn yoon rek lañ fi def chronique bi ci biir année bi donc kon li may jëkke rek mooy li nga xam ne moom mooy cleaning day mooy li nga xam ne président Macky Sall di benn concept boo xam ne ñi ngi ko inspiré pour nit ñi di génn di bale mbedd mi di ko setal di ko def benn acte citoyen loolu nag wax dëgg yàlla boo xam ne am na ko nit ñi ñi ngi ci participer bon ñu bëri ñi ngi ñëw di bale mbedd yi donc geste bi ak xalaat bi ak acte bi ci boppam kenn amul lu mu ci wax lu baax la tey ni nga xam ne noonu lañ koy mettre en œuvre nga xam ne ni nga xam ne tey jii acteurs yi noonu lañu ci noonu demee sur le terrain dafa mel ni objectif bi ñu ci doon wut dëgg di ko exécuter parce que déggoon naa ci début ba Macky Sall di wax ne faire politique mais présentement ni cleaning muy mbale mi ñuy def benn gaawu bi jiitu ci weer bu nekk te ñu ko doon def gaawu démb bi Sénégal gëpp dañ ko politiser daanaka mën nañu wax ne amul kenn koo xam ne presque dem nga fa te gisoo ne lii mbir wax dëgg yàlla waras na ci def taxaw seetlu waras na cee am xalaat war na ci aussi joxe ay orientation en quoi faisant acte citoyen parce que li ñuy def nii muy cleaning day ñu ngi ko inspiré ci Rwanda xëyuñu xëy rek instauré cleaning day ça a été le fruit d'un long processus la boo xam ne bu yàgg la dañ ci liggéey travailler ci job ci ba nga xam ne agsi nañ ci population bi ci boppam ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi ñoom ñoo ko jëlal seen bopp approprié wu ko moomal ko seen bopp di ko def waaye nag mën nañu wax également que ne defuñu ko bakkan aussi nga xam ne dañu ñëw rek def ko gratuitement non certes def nañ ko waaye booy xool aussi gouvernement ba liggéey na ci liggéey boo xam ne fexe na ba mu nekk un acte citoyen mais teg na ay moyens yoo xam ne boo defee acte citoyen boobu ba pare dina am jeexital ci environnement bi mais aussi teg na ay loi ak règlement yoo xam ne képp ku ko deful am na daan boo xam ne mën na tegu ci sa kaw mais loolu moom moo am Rwanda donc xalaat boobu bi fa Macky Sall demee gis ko ñëw ne da koy jéem a def fii gis nañ ne ñi nga xam ne presque ñoom ñoo koy def boo seetloo dëgg citoyen yi nga xam ne ñoom ñooy askan bi xëj na certes am na ñoo xam ne ñi ngi ciy participer mais en réalité
ñi koy gën a def mooy nitu politique yi parce que démb boo xoolee dimanche démb bi wax dinaa ñëw ci suñu localité bi mais dem boo xoolee xool que ne presque boo xoolee journal télévisé RTS du début lépp si cleaning day boobu la tout pouvoir ay nitu ay ministre ay secrétaire d'état ay ñoom ñoo nekk ci terrain bi naan dañuy bale mbedd yi ça c'est pas grave mais est-ce que réellement acte bale mbedd mi acte boobu dañ ko war a politiser je ne crois pas te instant bi mën naa ne presque jàpp naa ne objectif yi nga xam moom lañ ci viser dëgg tant que mi ngi doxee nii muy doxee mënuñ ko parce que lii ñu gis fii xool Mbàkke boo xoolee Mbàkke daanaka homme politique boo gëjoon a gis démb gis nga ko mu taxaw ci mbedd bi naan day naan day bale te boo li lay wan ne lii du defuñu ko un acte peut-être acte de propagande politique wala wone sa bopp wala nga amatoon visibilité wala toog nañ amuñu élection buñ dem nga ne bon naa wone sa bopp à travers cleaning day bi et cetera mais boo xoolee baax la ah loo xam ne aussi mënoon a jëriñ askan bi la mais boo ko xoolee au fond presque propagande déguisée la ak ay nit yoo xam ne xamuñu fu ñu jëm xamuñu fu ñuy teg seen tànk dañu koy politiser gratuitement moom moo tax ñuy def cleaning day tey boo xoolee Mbàkke par exemple Mbàkke tey ñi fi gën di def cleaning day je salue seen kii parce que aussi il faut nga respecter seeni acte mais fi ñu ko doon defee da ngay xool ville Mbàkke fi ñu ko doon defee bañ ko defee ba pare ba nga fa jaaree immédiatement après rek da ngay gis que ni fii dafa mel ni kenn mosu fi bale ensuite xanaa di nga dem fa tilim wala fa nga xam ne moom nga jàpp ni fii moo gën a salte tey boo xoolee gendarmerie brigade gendarmerie bu Mbàkke ak li ko wër ak ni mel dépotoir d'ordure la dañuy saw ci mur yi dañ fay sànni ñiy jële ci marché bi ay jën yu nëpp fa lañ koy sànni perception trésor bu Mbàkke la même chose tey boo demee gare bi nga dem ci école Morane Gueye bi école Fallou Galas benn sën moo fa nekk nga jéggi raay bi jëm ci fi ñu ne fa la ñu war a def mairie bi espace boobu foofu boo fa jaaree da ngay fàtt sa bakkan doo mën a noyyi ci daral bu ndaw boobu booy jëm STE la même chose donc nga gis que ne nit ñi citoyens yi ñi doon jóg di bale dafa mel ni ñoom mais dañ doon def juste un acte politique wane ko ci kaw wane ne ñi ngi nekkoon ci terrain bi di bale mais alors qu'en fait bale wuñu woon presque dañ doon c'était pas un acte citoyen mais c'était un acte politique da nga bëgg a setal sa réew te li nga xam ne da nga waroon a jël politique man dama jàpp ne cleaning day bi dañ ko waroon a fexe ba la population en tant que telle approprié wu ko moomal ko boppam en quoi faisant ñu fexe ba dans les écoles ñu gën a renforcer l'éducation sanitaire environnementale ak yooyu ba nga xam ne élèves yi dinañ leen jàngal d'abord nan la ñuy sauvegarder ma bàyyi ma fenn parce que c'est un environnementaliste mais également c'est quelqu'un boo xam ne jàngalekat la boo xam ne bu chevronné boo xam ne école yi mu jot mos a jaar yëpp da ngay gis que ne bu fa ñëwaan environnement boo ñëwee ci école bi environnement bi moom moo lay njëkk a frappé gisoon nañ ko ci Ngaabu ak un peu partout fi nga xam ne jot na fa jaar donc loolu ñu dellu si ko beneen bi ci des mooy da ngay fexe ba population yi ci seen wàllu bopp yi nga xam ne ñoom nga ko jëmale ñoom ñu jëlal ko seen bopp moom ko mais politiciens yi buñ ko accaparer parce que tey jii cleaning day bi accaparement la par les hommes politiques man ñi ma gis fii nii il faisait tout sauf di cleaning day dañ doon wane seen bopp propagande lañ doon def bu fekkee dëgg rek moom moo neex yàlla propagande lañ doon def c'est vraiment regrettable mais c'était pas des actes citoyens c'était des actes politiques te actes politiques ñi leen siy dimbale mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko andi muy l'État ak les autorités administratives parce que jàpp naa ne am na loo xam ne du par cette façon lañ ko waroon defee tey jii bu fekkonte ne nii quartier yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Mbàkke fexe nañ ba collectivités locales yi ak administration fexe ba kenn ku ci nekk disposer d'un matériel de balayage adéquat
ak chef de quartier ak association de jeunesse yi jox leen ko chaque samedi ñu jox leen ñu jàppale leen ci ay moyens ñu baleel ko seen bopp boobu ñu baleel ko seen bopp ba mu set jël ko tuur ko mbaa ñu lakk ko mairie bi fexe am ay camions de ramassage yoo xam ne ñoom ñooy jaar jël mbalit moomu yóbbu ko je pense que loolu su doon am mën nañu wax ne lii ñuy def cleaning day bi am na njëriñ ak citoyen mais li ñu gis fii diggante démb ak tey c'est vraiment regrettable mais c'est de la politique c'est de la pure politique politicienne te loolu pour continuer objectif yi nga xam ne moom la ñuy viser à travers cleaning day bi duñ ko am parce que tey Rwanda kenn ñemewu la politiser bi am foofu kenn ñemewu ko kenn xalaat ko parce que boo ko defee yar dina dal sa kaw ñun nag toll nañ foo xam ne peut-être dépassé nañ mais aussi acte bu mel nii c'est un acte noble jël bale defaraat ak citoyen la mais boo xoolee partout au Sénégal tey jii y a que des responsables politiques de l'APR ñoom ñu jiite cleaning day boobu di ko def am daa presque bu ñëw boo xam ne dafa ñëwal boppam rek uniquement pour bale ngir yàlla parce que daanaka amul nga xool ci plateau de télévision yi site internet yi kenn ku nekk di wane sa bopp c'est temps amul solo loolu c'est du loolu mooy jàllale nit ki en politique c'est autre chose que les hommes politiques di ñëw di jàpp ci actes yu mel noonu mais mën nga ci jàpp sax sans yow nga wut ci visibilité mën nga joxe ay moyens sans nga wut ci ay visibilité leen rek moom président mu recadré waat leen xamal leen lim ci jublu xamal leen lim bëgg xamal leen lan moo tax cleaning day bi jóg il faut mu defaat loolu parce que lii à la limite mën nañu wax ne parce que boo demee ba nga xam ne ay tendance politique ñu ngi ciy xeex Mbour gis nañ ci médias yi ñu ne am na 2 tendances politiques benn bi bu Oumar Youm ak responsable bu nekk Mbour yu doon xeex foofu ci cleaning day xam nga ko kon ñooñu kon defatuñ citoyen les raisons pour lesquelles ñuy wax que ne wàllu ci Rwanda di ko toppandoo ce n'est pas tombé du ciel au Rwanda ça a été le fruit d'un long processus un processus qui a conduit véritablement l'État mu dem ba seen bopp avec une législation bien définie loolu nag progressivement lay am mais nii ñu démarré nii buñ ko continuer du ñu mën a àgg foofu parce que nit ñi dañ koy jël rek uniquement chaque kii nga dem waajal ko ba beneen kii ba beneen le premier samedi ba nga ñëw ànd ak say nit ngeen def ko il faut pas qu'on politise ce cleaning day le cleaning day a été politisé politisation bi métti na donc man bañoon ba ne bu kenn ñëw suma kër politiser wu ma li nga xam ne mais c'est malheureux que le cleaning day dañ ko politiser citoyens yi lambda yi nga xam ne ñoom ñoo war a bale yóbbu mbalit mi dafa mel ni ñoom bokkuñu ci moomuñu ko te je pense que ça c'est vraiment regrettable kon war nañ ko réorienter defaraat ko ba nga xam ne nit ñi dañ xam ne mbale mi comme ni ko Rwanda di defee comme ni ko yenn dëkk yi di defee vraiment lu baax la suñu rakk Pape Ibra Diop depuis Istanbul te mu nekk Paris ñi ngi koy nuyu bu baax Pape Ibra gëj nañ la dégg ñu ngi lay souhaiter un bon séjour fële ci Istanbul en Turquie donc voilà loolu laa bëggoon wax vraiment ci cleaning day bi di wax ne que daal lii ñu gis fii moom wone sa bopp ci wàllu politique la propagande dong la mais li tax a jóg cleaning day dëgg-dëgg bale fa nga war a bale defar ko ba pare aussi état bi teg ay moyens pour nit ñi bu ñu balee mën a am amassage mën a ramasser ordures yi yóbbu ko parce que y a un problème de collecte y a un problème de ramassage mais y a un problème d'évacuation des déchets ci suñu gox-goxaan yi donc boo balee ba pare presque fa nga koy bàyyiwaat bu ëllëgee boo ñëwee da nga fa fekkaan mbalit yi la même chose ngay gisaat loolu état bi aussi war na def comme Rwanda la ñuy toppandoo Rwanda boo doxee 100 mètres da ngay am possibilité boo yoree benn mbalit nga jël ko ndànk yóbbu ko teg ko fi nga xam ne moom mooy benn poubelle wala benn dépotoir d'ordure boo xam ne da nga ko fekk sur place. war nañu dem aussi ba àgg foofu loolu xam naa peut-être président mi nga xam ne moom mi ngi ci xalaat mais li ñu gis fii démb Mbacké vraiment c'est vraiment regrettable pour cleaning trop politisé te c'est pas bon c'est pas inconnu voilà moom politicien la mi ngi woon sur le terrain mais il sait que le cleaning day a été politisé et politisation boobu baaxul nañ ko
citoyen jëlal ko seen bopp di ko def ñoom les hommes politiques ñu appuyer des groupes dans les quartiers jox leen ay moyens ñuy dem di bale seen quartier yi di bale ko xaani mais ñëw rek dajaloo fenn bale ko te buñ fa rombee par exemple ñoom bàcc sogg yéen fi ngeen doon bale démb muy garage bi boo fa demee tey dafa mel ni mosu leen fa jaar ñi doon bale fii Mbàkke fii ñu waroon a bale wuñ ko fañ bale woon sax boo fa jaar man jaar naa fa tey ci suba mais ma nga commencé di mel ndox di fa def liñ fa donc presque da ngay gis que ne c'est presque prêcher dans le désert donc nañ xoolaat cleaning day bi réorienter ko dugalaat ko dans son contexte fexe ba li tax mu jóg muy setal ci bu durable ñu def ko aussi bien dans les centres urbains mais aussi dans les villages et dans les quartiers fexe aussi positionner des bacs à ordures avec les collectivités locales mais aussi des bacs de petits bacs yoo xam ne dañuy nekk ci mbedd nga xam boo kii comme ni ñu koy defee ci ñoom Pape Ibra Diop en France wala feneen boo doxee 2 mètres 3 mètres nga am foo sànni sa mbalit loolu laa bëggoon wax vraiment ci Cleaning Day di profito nag parce que waa Mbacké war nañu rendre hommage xale yi nga xam ne dans le cadre de Sénégal propre muy projet boobu Sénégal propre muy UCG di ko def nga xam ne am na xale yoo xam ne dañ leen fi recruter ñu nekk suñu doom wala suñuy jarbaat nekk ci mbedd mi di bale man ñi ma ci gën a marqué ci ñuy bale ci mbedd mi chaque jour mooy xale yu jigéen yi nga xam dañu toll diggu doole toll ci mën a jaay seen bopp toll ci mën a wone seen bopp toll ci adolescence ñu nangu malgré que peut-être jànguñu wala seen jàngarate ñu nangu dem jël ay pelle toog ci mbedd mi di bale di defar ñooñu vraiment war nañ leen rendre hommage rendre leen hommage jaajëfal leen muy xale jigéen yi nga xam ne ci UCG lañ bokk chaque jour ñi ngi bale mbeddu Mbàkke yi ak mbeddu Touba yi Touba booy dem fii ba jumaa ji presque sa bant bu woddee donc forte loolu lépp Sénégal propre muy benn projet du benn collectivité locale nag mais du benn mairie nag mairie yi defuñ ko mais état du Sénégal moom moo ko def mais état du Sénégal def ci ànd ak mairie yi mu nekk loo xam ne lu baax la ñu recruter ay ndaw waaye nag nit di bale parce que dama gis benn geste boo xam ne moom moo attiré sama attention ci loolu nit di romb sa buntu kër di defar tëli bi defar ko ba mu set nga jékki-jékki génne sa kër ak benn paanu ndox wala ay ndox yu salte wax dëgg yàlla acte bu ñaaw la boo ci Mbàkke ñuy attirer encore attention population yi parce que nit ki nga xam ne yàlla dafa dogal noonu a nekk ci mbedd mi ci di bale comme sacrifier boppam oyofal boppam ñëw nekk ci mbedd mi di bale mbedd mi di ko ba romb sa buntu kër pareegul acte bu ñaaw la c'est vraiment très vilain Mbàkke ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def war na parce que man gis naa ko fii donc ñooñu ñu ngi leen di vraiment encourager di leen wax que ne loolu ñuy def lu baax la acte bu noble la moom moo gën sàcc moo gën jaay sa bopp wàllu moo gën def lu bon donc loolu laa bëggoon wax ci Cleaning Day bi ci seen chronique sans langue de bois di jàll ci deuxième sujet bi muy la cherté de la vie moom moo nekkoon deuxième sujet bi kon ñun bala ñuy dugg ci troisième sujet ak quatrième bi nga xam ne Pape Cheikh Fall mooy ci diaspora mu ñuy wax benn problème mu benn daara bu amoon foofu ca donc cherté de la vie moom moo andi marche yi nga xam ne ñoom ñoo am fii ci jamono ji ngeen baal ma ca kenn yi parce que bu may wax tam damay naanale ataay nag wax dëgg yàlla cherté de la vie moom moo andi lii marche yi am na considération yoo xam ne du ma si dugg parce que des considérations purement politiques nañ libérer tel wala tel loolu man suma yoon nekku ci kooku affaire justice la mais li may wax te nga xam ne Sénégal këpp remarqué nañ ko moo xam ku nekk ci opposition moo xam ku nekk ci société civile moo xam nga nekk kilifa diine ak koo mënti doon ci Sénégal tey jii kaamilu alxuraan buñ la ko teg mooy mën nga waat ne sonn nañ dund bi cher na Sénégal métti na ci jamono ji ñu toll kooku moom ñëpp mën nañu maase nangu ko pourquoi parce que boo xoolee diggante ak
fin janvier bi ñu toll ci diggante boo xam ne weer la toll su hausse du prix de l'électricité ñëpp ñaawlu nañ ko wax nañ ci liñ ci war a wax kenn ku ci nekk wax nga d'accord kenn ku ci nekk aussi am nga ci xalaat hausse du prix de l'électricité kenn du ko mën nangu def nañ ko ils vont en assumer peut-être les conséquences ñoom ñoo xam mais tey jii bu fekkente ne état bu Sénégal nga xam ne tey Macky Sall nit ñi mu am liggéey boo xam ne daf ko tàmbali muy liggéey bu am solo boo xam ne tàmbali na ko di ko def ba nit ñi amoon ci moom yaakaar jox ko un second mandat ci ñi ëpp ci Sénégal yi muy 5 des Sénégalais voté pour mu am un second mandat continuer peut-être chantier yi ak li mu tàmbali woon sur le plan social ak yu demee noonu tey ñu gis que ne peut-être ñu wax ko ak ñu bañ ko xam nañ ne état bu am na difficulté sur le plan financier bëgg a jël lépp wéer ko ci ndoddu askan bi ça pose problème ku APR ku bokk opposition ak ku ko mën a cautionner rek ak foo mënti bokk rek jàppal ne cautionner nga loo xam ne waroo ko cautionner même ñi nga xam ne dañu bokk ci pouvoir bi sax di ko défendre man jàpp naa ne toogoon maandu bañ cee wax sax moom moo gën di ko défendre parce que c'est indéfendable tey jii boo xoolee man ba may gis ay yokk du ma xelee donc du ma xele am na lu bëri loo xam fekk naa ko boo demee tey jii nga gis ay yokk yoo xam ne de 3000 francs un sac de riz jóge 12500 13000 dem presque 19500 bidon dëwlin jóge 15000 dem presque 20000 francs CFA ak bon waxuma ay matériaux de construction parce que yooyu bi mu yokkoo yàgg na mais au moins yooyu peut-être mën nañu wax sax bu yokkoo ku bëgg a tabax li nit ñi di lekk Macky Sall quand même su ko nit ñi joxee un second mandat le président de la République c'est parti à politique sociale bi mu doon def moom moo ko may le second mandat social bi moo nekkoon lan moo nekk les bourses familiales moo nekk le CMU nit ki dina am peut-être lu mu ko jàppale ci dundam moo nekkoon aussi peut-être stabilité inflation ñu toog taxoon population bi quand même yaakaar ci Macky Sall reconduire ko mais man lii ma gis nii nga xam ne Mbàkke tey da ngay xëy romb ci marché bi nit ñi presque dañuy mel ni dañuy yelwaan kenn ku nekk di sàkku ndimbal kenn xamul où mettre la tête denrées yi cher kenn mënul dem marché ba jënd fa dara man xaw ma nit ñi seetlu nañ ko xaw ma nit ñi seetluwuñ ko mais en tout cas ce pays fonce droit vers le chaos suñ deful attention c'est extrêmement difficile parce que aussi il faut pas que nit ñi di def de la compromission coupable ñuy se passe comment lan la ñu mën a jël difficulté yi état bi am yépp wekk ko ci ndodd population loolu mënul nekk population bi mënuñ ko attan c'est pas possible mënul nekk man li ma gis Mbàkke gis ko ci suñu diiwaan yi nga xam ne peut-être le niveau de vie est extrêmement bas da ngay gis même un fonctionnaire boo xam ne du mën a sax assurer sa dépense quotidienne yow yaa ngi am ay des factures de courant extrêmement chères des factures d'eau extrêmement chères avec une eau de très mauvaise qualité ñu ñëw yokkal la denrée yi ba nga xam ne yow jigéen ñi ñemeetuñu sax dem marché koo gis mi ngi taxaw ci peggu marché bi di sàkku ndimbal di kii koo gis mi ngi demander mi ngi non mais quand même est-ce que président de la République xam na instant bi ce qui se passe dans le pays est-ce que xam na instant bi li nga xam ne population yi ñu ngi koy dund yokk bi ñu jékki-jékki yokk ko les denrées de première nécessité te kenn andiwul benn justificatif kenn mënul expliquer parce que réew wax nañ que ne yokk nañ les taxes sur les importations ñu yokk de façon unilatérale tous les denrées de première nécessité yi nga xam ni dañ koy soxla
mënuñu taqali ko ak moom man damay poser question ñun lan lañ def le président de le peuple sénégalais lan lañ def le président de la république parce que mënoo jóge ci social pendant 7 ans ñëw d'un seul coup pendant 1 mois 2 mois yoo xam ne c'est kenn xamatul où mettre la tête man de véritablement man ci diggante Touba ak Mbacké man vraiment ça man jaaxal na nit ñi nag ay jullit lañ dañuy sant yàlla parce que yàlla moom moo yor lépp loolu la sénégalais yàlla moo yor lépp mooy defar lépp mais quand même ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite réew yi te ñu faloon leen am ci ñoom yaakaar sur le plan social pour ñu jàppale askan bi pour peut-être ñu stabiliser les prix pour peut-être ñu xool parce que man jàpp naa ne fiscalité nit ñi waruñu mën a jël lépp yokk ko ci denrée yi nga xam ne dem na ci nii am na feneen foo xam mën nañ fa jël xaalis foo xam ne mën nañ fa wut xaalis te nit ñi duñ ko yëg du dem ci denrée yi du dem ci taxe sur les importations ba nit ñi yokki te fi ni même le pain dafa nar a yokk dans les prochains jours boo xoolee Mbacké baguette pain boobu nga xam ne ñi ngi ciy dimbale askan bi dinañ ko jaayee 125 nar na dem 150 te pain dafa nekk loo xam ne lu am importance la ci cekkeen yi ngeen baal ma damay wax rek parce que tout simplement il faut quand même que nit ñi ñu bañ a jàpp ne keroog man ay nit dañ ma interpellé mais vous là man leen non mais presse bi quand même presse ñun duñu état bi di duñu ay gendarme duñu ay kii ñun wax rek lañu mën l'attention du gouvernement pour leur dire que en tout cas xawma Dakar xawma feneen mais au niveau de l'agglomération Touba Mbacké de la région de Diourbel c'est extrêmement difficile ces temps-ci pour les populations nit ñi ils savent pas où mettre la tête demal ci buntu marché bi nga gis jigéen ñi loolu laa doon wax ci cherté de la vie ñi nga xam ne dañuy marché nag pour xeex loolu vraiment damay saluer seen courage di saluer seen engagement di wax rek que ni stratégie yi nga xam ne jël nañ ko continuer te bañ ko politiser parce que politiser du social dafay mujj yàq objectif bi nga amoon buñ ko politiser rek yàq ko nañ ci dem avec du social bañ ko politiser mu nekk rek xeex pour wàññi le coût de la vie bu fekkee loolu kese la lu muy yàgg vraiment Pape Ibrahima maa ngi lay gërëm ci sa contribution yi Cheikh Kama bu fekkente ne social rek moo leen tax a jóg alilom maa ngi koy nuyu bu fekkente ne social rek moo leen tax a jóg vraiment ñu wàññi coût de la vie bi nga xam ne c'est trop cher population yi ñoom ñooy mujj ñëw ànd ak ñoom te Macky Sall aussi na bàyyi xel benn affaire le gouvernement du Sénégal l'État tey tu as l'impression que dañu dellu ci ajustement structurel yi wax ko loolu ngay am impression man moom la même parce que fekke nañ ko on a vécu des moments extrêmement difficiles fii man maa ngi fàttaliku daan naa dem sax di rangali sama yaay ceeb guddi pour mën am ceeb le lendemain donc yooyu temps ajustement structurel bi la woon mais tey jii nii li am hausse des prix bi am nga xam ne nit ñi sonn nañ trop kenn xamatul fooy teg sa tànk denrée yi kenn mënatu koo laal nit ki ñi saaku ceeb boo daan jëndee mu ñu yokk ci presque 3000 à 4000 francs ah am na de loo xam ne force sociale heure boo gisee ñuy lëkkaloo di am doole réew moo xam ne réew bu bëgg stabilité la day def très attention ci la force sociale yuy booloo te ni ñuy gisee nii force sociale yi di booloo di renforcer di am doole c'est pas bon pour un État man j'aurais demandé au président Macky Sall de revoir sa politique sur le plan social bañ a jël lépp teg ko ci ndodd askan bi mu soulager askan bi ci yenn yi parce que pendant 7 ans nga wàññi xëy ci benn weer nga yokk lépp mel ni mosoo kii mooy lu góor ga doon wax naan boo toogee téeméeri at di fay luyaas boo toogee benn fan wala benn weer fayoo luyaas borom kër ga day mel ni mosoo ko fay luyaas c'est la même chose 7 ans yoo xam ne yokkoo nga xëy benn weer nga yokk askan bëpp yëgandoo ko ñëpp yokk réew mi métti si ñëpp ah bu boobaa day mel ni 7 ans ya nga defoon ba nit ñi amoon yaakaar ci yow falaat la parce que da nga doon def social 7 ans yooyu day mel ni day naax saay parce que loolu lépp dañ koy fàtte. jërë ngeen jëf kon dañuy wéy ci beneen sujet bi bala ñuy ñëw kon ci li nga xam ne moom mooy opération de ñëw ci opération de sécurisation vraiment di saluer
di féliciter encore une fois les forces de sécurité yi nga xam ne ñoom ñoo stationné diggante Touba ak Mbacké muy police gendarmerie ASP ak bépp xeetu force ba ci ay sapeur pompier ak service d'hygiène et tout ça bépp force boo xam ne rek da nga stationné fii mais rawatina nag force yi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu kaaraange nag am na lenn loo xam ne waxoon naa leen ko ci Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax mon frère douanier moom it ci force de sécurité yi la bokk ñoom yéen a yokk yéen a tax yokk yi dem ndax yéen a prélever les taxes douanières war ngeen a wàññi taxes douanières yi nag le jeune douanier là Cheikh Kama maa ngi koy nuyu sama cousin la ñuy wax que ni ci wàllu opération de sécurisation wax dëgg yàlla dañuy féliciter force de l'ordre yi ci tout récemment ci braquage yi boobaak léegi dégguñu fi quand même benn braquage donc c'est le moment de mais dinaa si ñëwaat mais avant ma ci ñëw damay dellu encore ci li ma doon wax que ne sécurité au niveau de Touba man du police ak gendarmerie ñoo ko mën régler je l'ai dit sécurité diggante Touba c'est les chefs religieux en charge de la ville ñoo ko mën régler parce que sécurité du wàllu police ak gendarmerie kese dafa am sécurité en amont mooy nit ñi ñan lañ ñi fi dëkk qu'est-ce qu'ils font lan mooy seen activité auto yi circuler comment ils circulent est-ce que ces véhicules sont identifiables problème yooyu tant que réglé wuñ ko bu ñu defoon junni opération de sécurisation bu ñu est-ce que ñoom ñi fi positionné bàyyi nañ leen ñu liggéey correctement loolu kooku laaj aussi dellu naan kenn bàyyiwu leen ñu liggéey correctement beneen bi ci des mooy est-ce que malfaiteurs yi amul ñu leen di protéger kooku laaj leen naan malfaiteurs yi dañ leen di protéger beneen bi ci des mooy ku sàcc dugg ci oto est-ce que mënoo raw dañu la naan mën ngaa raw parce que oto ba mënoo ko identifier yooyu tant que jëliwuñ ko fi nettoyer dëkk bi loo xam ne lu bon la lu am diggante Touba ak Mbacké ñu jël ko sànni ko ci àll ba teg nit ñi ci yoon dëkk bi nangoo tegu ci yoon tant que loolu amul téeméeri junniy opération de sécurisation mënul régler problème bi mais quand même le fait que ñu ñëw di sécuriser aussi lu baax la parce que seen rôle la lenn rek man laa leen di reprocher mooy ces opérations de sécurisation boo koy def war a dem sur le terrain jarul médiatiser parce que tey booy départ ay journal nga ne bon maa ngi départ dem pour defi opération ci guddi gi nangam braqueurs yi dégg ko xam ne yaa ngi def opération de sécurisation mais dañuy dem toog ba nga opé parce que li wolof Njaay di wax kuy tëru kuy teggee ci ay bés bu ñu xamee ne yaa ngi ci terrain bi ñu bàyyi la terrain bi te terrain bi mënoo cee dëkk foofu nga delluwaat mënoo dëkk chaque jour nga nekk di def ay opération de sécurisation donc faw nga toog benn instant boo xam ne da nga observer benn répit daal di dem mais daal en tout cas li gën a am solo daal mooy que Touba dafa nekk benn dëkk boo xam ne y a beaucoup de gens qui s'installent am na benn autoroute bu fi nekk boo xam ne mën nga jóge Dakar léegi ñëw fi dóor li ngay dóor demaat am na blanchiment d'argent am na grand banditisme am na lu bon lu nit di def rek bu weesoo Dakar rek dañ koy def si fii donc loolu nag kilifa diine yi ñoom ñoo ko fa mën jëlee ba sëñ Abdoulaye ba mu ko bëggee def ba mu ko fi bëggee jëlee ci Touba teguñu ci ay fan affaire boobu jóge fi duñ leen wax nag ñoom li ñu def parce que ñoom moom seen dëgg ñoom ñoo xam mais de toutes les façons suñu bëggee sécurité am nii ñuy administrer ville bi sur le plan religieux danañu ko changer ànd ak gars yi ci ànd ak ñi nga xam ne ñooy état bu Sénégal ci wàllu sécurité ñu jàppale leen éradiquer yu bon yi nga xam ne moom moo am fii comme ni ko sëriñ bi bëggee parce que sëriñ bi quand même bëgg na lu baax mais am na nit ñoo xam ne dañoo ñëw fii installé wu fi lu baax yëkkatiwu leen mais lu bon moo leen yëkkati ak ñëw dund ci dëkk bi mais duñu dundal dëkk bi loolu moom am na beneen bi ci des mooy kon foofu xam naa
la ñuy jeexale muy la chronique diaspora bi pas dañ koy yóbbu ba bitim réew fekk fa Pape Cheikh Fall mu am loo xam ne dinañu ko expliquer jëm ci benn daara alxuraan boo xam ne bu nekkoon foofu la ci Italie ba mu fa nekkee wax dëgg yàlla mu ay murid ñoo ko fa defoon di fa jàngale am nag jafe-jafe boo xam ne am nañ ko fa ndax am na ay gone yoo xam ne ñoom dañoo jàppoon ne xëj na ñi ngi Sénégal ñu bundu xatal leen fa comme ni ñu koy defee ci xale yi fii ci daara ji ba am ay jafe-jafe yu leen ci dikkal kon dañuy déglu Pape Cheikh Fall ci loolu donc suñu xarit Pape Cheikh Fall ñu koy nuyu bu baax vraiment di ko gërëm di ko sant. tey ñoo ngi lay ziar di la féliciter comme sa émission bi ngay amal namoon nañu direct bi bien vrai que yaa ngi ko doon def si YouTube bi jamono ji yëpp ñoo ngi lay ziar di ziar teewlu di déglu tey nag li ñu bëgg waxtaan ak yow mooy xew-xew yi nga xam ne moo am si dundu diaspora bi rawatina fële ca Italie xam nga boo demee sa dëkk bañ naan Monza ab dëkk bu nekk ca boori Milan la foofa dafa amoon daayira boo xam ne daara boo xam ne dafa tuddoon nooru daayira ni Touba Monza daara jooju nag suñ mbokku talibi murid yi ñoo ko sancoon di fa jàngale alxuraan bi si mel ne ay dimanche di fa dajale xale yi nga xam ne ñoo fa juddoo ak ñi nga xam ne même juddoo ñu sax waaye dañ fa fekk seeni waajur ngir ñu leen di tatagal di leen jàngale xam-xam xasaayit chaque dimanche di fa indi xale yi tolloo nañ ci fanweer ak juróom-ñeent waaye le 19 décembre ba la ñu 19 janvier ba la ñu génn dafa am xew-xew bu ci am benn xale boo xam ne si daara ji la nekkoon am fay jafe-jafe moom daal am na daal ay lu jot am si yaram bi ba mu xaw a yàq yaram bi tuuti si ginnaaw gi ba mu see am seen gaañu ba mu demee sa école ba muy jàngee daati boole ne dañ ko dóor sa daare alxuraan ja muy jàngee alxuraan bi ko maîtresse ba laajee mu ne ki koy jàngal moo ko dóor sëriñam yi ngi koy jàngal moo ko dóor léegi bi ko ñooñuy jàngalee ba dóor ko ba maîtresse bi bu laaj ko maîtresse bi daati woo service assistante sociale xam nga école yi fii dañuy am assistante sociale koo xam ne mooy xool maanaam social xale yi famille xale yi yëpp moo koy suivre kooku daati saisir carabinieri mooy police mooy gendarme yi nekk foofu sa Monza léegi bi ñu suivre loolu ñu daati def plainte daati dem sa daara ja Touba daara nawr daara ni Touba Monza léegi nag bañ feegee tubaab xam nga dafa ñëw parce que fi ñu def xale rek dañ fay def ay caméra ñu visionné caméra yi biñ visionné caméra yi ñu gis imagine effectivement xale yi daal ñoom tubaab yi leen jàpp ne am na maltraitance am na torture maanaam ni ñu war a yoree xale yi daal li ñu war a yoree foofu yorewul ko dana leen dóor di leen xaw a andi ay jafe-jafe loolu nag ñu daal di jàpp ñaar ñi nga xam ne ñoo yoroon daara ji di leen jàngal mooy sëriñ Pape Fall ak keneen ki ñuy wax Modou Sylla sëriñ Modou Sylla bi leen jàppee ñu yóbbu leen fi nga xam ne mooy si kanamu juge bi daal di leen di téye bi leen téye kenn ki ñuy wax Pape Omar Fall Pape Fall mu jël ko daal koy def li nga xam ne mooy résidence surveillée keneen ki nga xam ne mooy Modou Sylla yu daal koy def na ko bis bu nekk da ngay ñëw si gendarmerie bi si carabinerie bi nga def li nga xam ne mooy signature maanaam acte de présence ñu xam ne yaa ngi si dëkk bi génnoo fi yaa ngi fi teew juge bi daal décidé waat ne daara ji nañ ko tëj bu fi kenn jàngale alxuraan maanaam daara nooru daara ji moom sax moom dañ koo tëj jamono ji léegi nag loolu am coow ba tax autorité yi ak association murid yi nekk foofu defoon benn sotti jamono jële man si seen bopp jot naa ñi yor daara ji jot naa sëñ Pape Birame Diop mi nga xam ne mooy jëwriñu daara Touba Monza nettali na ma lépp nu mu demee nii enregistré naa lépp tamit li si amaat tamit mooy ñoom dem nañ gis consul bi nekk foofu si Milan soxna Roqee Ba Touré biñ koy gisee Roqee déglu na leen li mu wax waaye dana nañ toog déglu ko rek
ñoom tamit ki nga xam ne mooy nekkal xalif général des Mourides jëwriñ yi wax nañ ko kooku nag de moom li ma wax ne na ma wax nañ ko xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Khadim Moustapha yàlla na fi yàgg loolu te wér yëg na ko sëñ bi tam neen tamit neen toog déglu ma mais booy xool loolu lépp rek mooy problème bi am entre choc des cultures ak maanaam choc des civilisations maanaam ñi ñuy jàngalee alxuraan ci suñu gox yi mel ne Sénégal ak ni ñuy jàngalee alxuraan ak gox yi mel ne réewu tubaab yi islam ji benn la alxuraan ji benn la waaye réalité socioculturelle yi ñoo bokkut ba bu fekkee ne yow la ngay dund sa ab dëkk Sénégal da ngay jàngalee xale ya di leen dëkkal foo xam ne lu mat ay ñaar fukki gono fay nekk duñu sol lu baax duñu leen toppatoo comme ni ñu def ndongo yi daara yi foofu rek parfois nga dagg dóor si nopp bi parfois nga dóor caw fi parfois nga xëcc nopp bi kaata yooyu boo ko dee def fii si réewu tubaab bi ne da ngay jàngale xaan suñu la jàppee si militem si ni dong lay mujj moo tax ñi si yee suñu mbokk yi nga xam ne man de fii gis naa fi daara Touba Aulnay-sous-Bois gis naa fi daara Touba Taverne dama fi faral dem waaye xale yi nañuy jàngee tubaar fakal la wax dëgg yàlla ay étudiants yi jàng alxuraan ñoom Pape Gora Diop ñoo fa nekk di jàngale Touba Taverne waaye dañuy jàngale xale yi tubaar fakal la mucc ayib ba loolu royukaay la man nag déglu naa leen mais nañ waxee man ñenn ñi nañ waxee d'accord ma sa yi jiitoon daara ja ñooñu parce que ñoom dañ ne islam bi benn la wax dëgg yàlla islam bi benn la islam ja nekk Màkka moo nekk fii Sénégal moo nekk Italie moo nekk France waaye nañuy jàngale ak nañ koy defee bokkut na nga ko war a defee Sénégal ndax Sénégal tolérance religieuse dafa amul fii si tubaab yi dafa am loo xam ne nañ koy gis islam te jàpp naa ne tamit am réewum jàmbur boo fa nekkee war nga mën a ànd ak charte ya nañuy doxalee ba du yàq si diine waaye tamit ñoom tamit doo leen xaw a gaañ ci seen gëm-gëm ak seen diine ga fere loolu daal mooy choc bi am mooy xibaar yi nga xam ne moom semaine bi coow loolu nag mi ngi wéy ba léegi ñëpp ñi nga déglu ba xam réaction Touba ak réaction autorité consulaire yi nekk si Italie ak li nga xam ne mooy daara ji ndax danañ ko ubbiwaat ndax duñ ko ubbiwaat li si yàlla jàpp dal mooy association Mouride bi nekk Touba Monza ñoom jëleen ñetti avocat def nañu recours auprès de la justice italienne avocat yi am na si benn Sénégal boo xam ne fa la juddoo fa la màggee fa la yoroo mu ànd ak yeneen ñaari avocat italien ba mbir mi daal actuellement foofu la tollagul El Hadji Modou Gueye di la sant di la gërëm ci xibaar yi nga xam ne moom ci wàllu diaspora bi li siy dolli rek mooy ñoo ngi gëstuwaat tamit ci jamono ji mois de janvier bi nga xam ne moo génn si wax dëgg yàlla si France fii diaspora bi am na fi juróom-ñaari Sénégal yoo xam ne ñàkk nañu fi seen bakkan bu ñu jokkoog nag Sénégal jokkoo nag ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi consulaires yi yor fii pour laaj leen lu waral di Sénégalais yooyu am na ñu ku si deewee Poitiers am na ku si deewee Angers am na ñett ñu si deewee Paris am na kenn ku si deewee Lorient amaan na kenn ku si deewee Paris je crois que Bic ba mu nekk juróom-ñaar yooyu nag vraiment xaw na takk doyo léegi nag ñoo ngi xool di gëstu ba xam lu waral loolu ak nu mu demee lu waral dese yooyu buñ si amee yu gën a woo danañ si dikkaat si yeneen yaatal si émission bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp mu nekkoon fii ci Paris Pape Cheikh Fall di leen sant di leen gërëm si teewlu gi ngeen amal émission bi am solo bi jërëjëf. merci beaucoup Pape Cheikh Fall am na solo donc loolu lañ doon terminer mooy chronique diaspora parce que dañ koy faral di def ànd ak moom senactu.net senejet.info ay mag ak rakk lañ Pape Cheikh Fall suma doomu ndey la donc mu ñëw ci di xew ci diaspora bi je pense que lii mu wax fi yëpp suñu frère Pape Ibra Diop peut-être mën na ko témoigner peut-être man li ma si yokk rek mooy si affaire daara yooyu foofu la ñuy terminer parce que bu ñu fàtte ne xëy na ñun du information yëpp la ñuy porter à la connaissance du public mais bundu xatal yi nga xam ne moom la ñuy def xale yi nekk ci daara yi ñenn ñi di ko def parce que am na daara yoo xam ne ñu ngi jàngale du caaxaan jàngale buñ jàpp ne ku nekk moo ko mën def science la danga koy jàng dañ la ciy tàggat da ngay am pédagogie xale kiy agir ci moom dafa am lu muy rechercher dafa am lu muy wut xale mënoo ne ko da ngay mokkal par force te xamoo boppam xelam ak environnement bi mu nekk jàngatoo ko ba xam nan la mel am na xale boo xam ne tey boo ko dóoree ñàkk nga ko am na koo xam boo ko yuuxoo ñàkk nga ko am na koo xam donc il faut nga xam psychologie ñiy jàngale alxuraan il faut ñu nangu ñu former leen ñu nekk ay nit ñoo xam ne dañuy mën a agir ci ay xale
mais jël xale yeew wala dóor jël xale jëng wala jël xale dóor ba mu dee kooku man je l'ai toujours refuté et je continue à loolu mooy conséquence naka ngay mën a dem ba ci dëkk tubaab nga xam ne ñoom xale de presque daanaka boo yoree sa doom sax mënoo ko yor dañ koy nangu confié ko keneen nga di fa dóor ay xale ba ci daara foofu ba ñu ñëw di la di tëj daara ji la kii kooku yow yaa tooñ sa bopp kooku yaa pas yëpp amul lenn lu ñu si war a mën a wax lu dul ñoom ñoo toog fekkee noonu la demee ñoom ñoo tooñ seen bopp réew jàmbur boo ca nekkee la Descartes doon wax se conforme et loi et coutume de son pays dëkku jàmbur boo ci nekkee da ngay dëppale sa doxalin ak sa taxawaay ak ni dëkk booba di doxe foofu du Sénégal fii mën nga fi dóor taalibe rey ko ñu nëppal parce que culture bi moom moo tax mais boo ko defee bitim réew dañ lay teg si yoon donc kon kooku amul suñu te récemment yàggul xalif général des mourides ñëpp ñiy jàngale alxuraan fii ki mu dénk jàngale alxuraan bi loolu dama leen koy jox information la ki mu dénk jàngaleem alxuraan bi ci Touba woolu na ko xamal ko ne ko na wax ñiy jàngale alxuraan ci dëkk bi nañu yar xale yi te buñ leen fitnaal buñ leen jëng buñ leen def lu bon donc loolu information la boo xam ne il faut aussi ñu porter ko parce que du ay information parfois yoo xam ne dañ koy génne souvent mais ñun xam nañ ko yëg nañ ko fii la amee ci résidence Khadimou Rassoul bi kon nañu encore jàppale xalif bi jàppale kilifa yi ci kii dafa am yoo xam ne dafa xewi boo ko defee buñ la jàppee dañ lay teg ci yoon xale kenn war ko jëng xale kenn war ko dóor bam day xale danga koy téye boo ko mënee jàngal nga jàngal ko pédagogiquement boo ko mënul jàngal nga lott ci tëli ci nga delloo ko ay mbokkam jeex na mais am na loo xam boo ko defee yoon dafay daal di dal sa kaw automatiquement Astou Yaba Diop maa ngi lay nuyu vraiment di ñi ngi sant bu baax ñi nga xam ne ñi ngi ñu doon suivre ñëpp waaw vraiment gëm sa bopp nee na dafa war a jeex si àdduna bi esclavage stop donc gëm Baay Fall la moom gis nga ko ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment ci ànd bi ñu àndoon ak ñun ci seen chronique sans langue de bois bi nga xam gëj nañ ko def en live quand même mais dañoo toogul woon rek mais ñi ngi leen di sant bu baax mais nuyuwaat bu baax encore suma frère Pape Ibra Diop ci nuyu vraiment ñi nga xam ne ñi ngi doon suivre yëpp di leen jox daje incha allah beneen dimanche ci beneen chronique sans langue de bois boo xam ne xam naa ne bëgg nañ ci dinañ ñëwaat si chronique diaspora bi ak Pape Cheikh Fall peut-être ci sujet boobu mu wax ci wàllu ñi ñuy rey ci diaspora bi surtout sénégalais yi mais danañu bëgg a waxtaan aussi ci la gestion des collectivités locales ni ñuy dilapider suñu ressources yi maanaam ni ñuy jëlee su alali collectivités locales yi di ko tasaare di ko yàq di ko mais nga xam ne mairie yu bëri ci jamono ji dafa mel ni ay bande organisée ñoom ñoo fa nekk di ay association de malfaiteurs di lëkkaloo di sànq xaalisu askan bi donc yooyu ñu wax ci ak yenn pratiques yi nga xam ne vraiment mi ngi am ci yenn collectivité locales yi loolu quand même bëgg nañ ci wax ak des gens yoo xam ne mës nañ nekk ci ay mairie wala mës nañ nekk ay conseils municipaux wala c'est d'anciens maires ñu wax ci ak ñoom vraiment ñu andi ñu ci seeni xalaat ak seeni contribution gën ñu rappeler aussi le code des collectivités locales ak yu demee noonu may jeexal aussi ci parce que dafa am ñu ma interpellé ci sama portable sama benn message muy li xewoon ci kiiwu Touba mairie Touba ci affaire pièce d'état civil yooyu du ma ci wax parce que c'est pendant en justice donc information bi ñu si waroon joxe nañ ko mais damay wax que ne comme man maa ne woon policiers yi ne foofu vraiment c'est des gens qui travaillent man maa ko wax am ñu ma ko reproché ne ma yow yaa doon wax ne policiers yooyu si je maintiens que policiers yi newoon fu yi nekk ci commune boobu te xam ay retraités lañ ils font un excellent travail parce que excellent travail man ni ma ko mën jàppee rek mooy nit ki xëy 8 heures mu fekk ko à son poste policiers yooyu 8 heures dina leen fekk seen poste bala ñu fay jóge heure wàcc mu leen fay jëlee ensuite ñi ngi def benn liggéey boo xam ne administrativement c'est très correct donc benn acte isolé wala benn problème bu fa benn policier am bu mu tax ñu généraliser te kooku aussi xëj na yàlla moo ko nattu wala erreur wala mu bëggoon a am ku muy dimbale yàlla nattoo ko loolu mais ñëpp xam nañ ko également pour son professionnalisme ak liggéeyam te bi mu nekkee en activité donc kon vraiment loolu laa bëggoon wax ci côté boobu leen jox daje incha allah benn yoon ci benn émission Astou suma jaxbaat Astou maa ngi lay nuyu bu baax merci beaucoup asalaamaaleykum wa rahmatullah